am na ci de waaye dañ la koy dagg lu seer te nag nit ki mënul doxal liggéeyam te amul yor-gu-yaram dëkkul bu baax fa muy liggéey baaxul moyen baaxul. mais li leen di dëgg mooy waaw attends li leen di dëgg mooy li nga xam ne moom ñuy dëgg itam administration bi yéen seen képp. waaw maanaam fi mu toll nii loolu moom. dañ ne mooy mutuelle des agents de l'État. da ngay dem bindu boo bëggee nga bindu weeru jot en fonction de sa nombre famille ñi dagg la ko loolu moom et puis dañ la naan kat lii boo demee hôpital ba soo joxee carnet bi soo war a fay ñaar fukki dërëm ngay fay loolu am na ci mais weeru jot da ngay fay soo demee aussi ca pharmacie bi soo war a fay téeméer mën nga fay juróom. waaw gàddu na rek. loolu am na ci mais jafe-jafe bi nekku ci loolu mooy salaire ba koy supporter. waaw ndax mën na koo attan wala mën koo attan loolu mooy problème. salaire boobu nag moom. salaire boobu nag léegi bu ñu ko daggee loolu yëpp soo moytul bu weeru jotee rek nga dese ñaar téeméer. wala joxe nag dépense nekk borom kër wala am yeneen jafe-jafe loolu mooy li nga xam ne moo fi am te nag gis nga alalu askan wi lañ jël tabaxee ko ay école former ci ay technicien former ci ay ingénieur former ci ay doomi Sénégal yoo xam ne ñun ñëpp ak suñu papa ñun ñëpp lañ dajale seen xaalis def ci ñooñu tey ñi nangoo dem tey ci ministère agriculture ñu tuuti la ku ci dugg tey sa tànk bi benn tànk bi mu ngi ci biti te boo demee fii ci réew yi ñu wër ay sénégalais yiñ formé fii Sénégal ñoo fay dem di fa liggéey. ah bon dëkk yu mel noonu. waaw dëkk yu mel Mauritanie Mali ci man bëri naa fa ay collègues yoo xam ne ñu ngi ci ëpp ñu ngi ci projet yi génn nañ parce que lii ku ci nekk da nga liggéey ba màggat retraité kër goo dëkk doo ko am sa njoowaat danañ ko muraale. waaw léegi yéen comme ni anglais wax sànq léegi yéen lu tax tool yi ñemetu leen tool yi parce que anglais ni mu waxee yéen a amoon yëpp du début jusqu'à la fin et cetera topp paysan kii da nga tam ki dugg sànq Cheikh Ndiaye lu mu wax nee na danañ dañ daan ànd ak ñoom di leen woon di ba yëf yi jeex nu tànn sax ay jiw beeg dem tegi fi mais léegi seen présence moom lañ gisatul si kii bi. dafa amatul technicien wala. am na technicien bu baax a baax. waaw li tax woon kenn gisu leen. moyen lan yan moyen. moyen bi ci njëkk mooy. direction régionale. bu njëkk du ay moto rek nga leen daan jox ngeen dugg si àll bi. moto yi dafa am catégorie boo nekkee direction régionale de développement rural ñeenti division moo fa am man chef de division la division génie rural division production végétale. division analyse et prévision statistique. ak division bi ñuy wax sa production animale boole woon nañ ko mais léegi yóbbu nañ ko ministère élevage. ñeenti division yooyu benn bu ci nekk da nga war a am ay agents yu nekk loolu. niveau direction bi rek la régional ci niveau départemental mu am bureau yi. est-ce que agent yooyu am na yooyu yëpp dafa war a direction régionale est-ce que agent yooyu nga tudd léegi division yooyu est-ce que agent yooyu ñoo nga fa am na ay agent ñun de suñu direction ba ñeenti division yëpp bu nekk am na chef de division ku nekk am na ingénieur mais benn oto lañ yor oto ba bu directeur saa yu ko ministre soxlaa bët boo seen mu ngi Dakar diggante Dakar kaw la te loolu moo xew ci donc benn oto ci benn direction nga nar a doxal direction ba loolu fooy dem. est-ce que am na le personnel mën na. mën na la suñu direction ba ñun. benn rek ku nekk moom nga wax. non c'est-à-dire boo amee direction bi ci boppam nga xam ne chef de division bi ingénieur lay doon dana am ingénieur des travaux agricoles am na fa dana am agent technique d'agriculture am na fa tey ñu ngi xëy dem ci àll bi pour prélever mooy ñi nga xam ne ñoo war a yor moto yi dem prélever semence yi ñoo analyser ko ñooñu nag tey fas nañ yéene bés ni ki vendredi danañ fas yéene banque seen loxo pour yëgal képp ku nekk ci réew mi ne leen fii lañ toll analyse semence ku ko fi def tamit duñ ko prélever duñ ko analyser. yéen waa maanaam 10e. ci ñun la. maanaam boo gisee 10e ci ñun la boo jëlee 10e. dafa nekk xam niveau national. direction bi nga nekk niveau national. nga xam ne kii ni ñoo fa nekk ñun la. nga ñëw niveau régional. dafa am 10e. mu am bureau semence. ak bureau laboratoire. ñooñu tey ñu ngi ci àll bi di prélever échantillon semence yi. buñ ko indee ci labo bi analyser ko. wax ne lii mën na jiw wala mënu jiw foofu lañ tollu léegi. ñooñu tey ci région bu nekk bu ñuy bay gerte ñu ngi def loolu. léegi nag ñooñu tey fas nañ yéene buñ ci joxul
loolu du am xam nga nag fu ñuy jaayee semence wala fu ñu koy wanee ji waaye loolu fas yéene du xam ñaare mooy projet yi nga xam ne ak programme yi ak activités yi nga xam ne moom la état bi tëral nga xam ne diini ñun ñoo fay nekk ci niveau supérieur di ko war a valider di ko war a topp di ko war a superviser di war a bind rapport yi di war a élaborer wane ne lii kat banque mondiale wala ba FIDA wala ba képp ku fu dugal sa alal lii la war a joxe nii la war a doxee ñoom su ñëwee ñu mën a wax ak ñoom wax leen ñëw ñu fas nañ xëy na bind banque ter la ah mais bon yéen du fekkee da ngeen def noonu donc yéen da ngeen di paralyser complètement agriculture de la base jusqu'au sommet. waaw loolu lañ bëgg kay bu soobee yàlla parce que ndax nit ki da ngay def ni nga mën moo taxoon tamit ñu yëgaloon waa CNCR yëgaloon opérateur semencier yi yëgaloon képp ku yëgutu ci mbay mi na leen kat lii balaa ñu koy def danañ leen ko yëgal ndaxte defuñ ko ngir soxor defuñ ko ngir dañoo bëgg a xeex defuñ ko ngir lii dañ leen ko iñaane parce que loolu mooy suñu warugar dañoo formoon pour loolu mais dañ ko def parce que mënatuñoo dem léegi nag dëgg la am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi yëngatu peut-être ci wàllu enseignement bi wala wàllu santé bi seen nombre su yëngatoo ñëpp yëg ko mais ñun buñ yëngatoo mosuñoo grève nag xam nga loolu aussi il faut ñu wax mais yàgg ngeen yëgale seen bopp mosuñoo grève depuis agriculture nekk agriculture ba léegi mosuñoo grève parce que lu tax dañu jàppewu na ñii vraiment am na secteur boo xam ne bii ni ku fa toll war a yore 70% de la population soo demee ci yenn activités yi wàllu grève ak yooyu da nga indi jafe-jafe comme réew mi da nga indi jafe-jafe baykat yi da nga indi jafe-jafe askan wi mais nag am na foo xam ne boo fa tolloo tamit da ngay wax ne mënatuma bàyyi naa te foofu lañ toll mënatu leen bàyyi yéen waaye yéen loolu doon ko defee ay ñoom sincère yi nga wax ak ay opérateurs yi nga xam ne ay semence yu demee noonu da ngeen leen di yàqal waaw xam nga jubluwuñ ci yàqal leen sax waaw mais jubluwuñ la ci mais di ngeen def waaw mënatuñ moo tax ñu yëgal leen ko pour que état bi xam ne duur ne suñ nombre moo important waaye ñi topp suñ kaw ñoom ñoo am importance parce que 70% de la population crée bu ñu jógee taxaw ci digg bedd bi danañ xam ne ñun jar nañoo toppatoo parce que problème bi moo di ne boo jëlee benn direction presque la fa nekk effectif ba matul 20 personnes wala 30 personnes. benn direction régionale waa heure bu ñu jógee ba paralysé ba nga xam ne def nañ li ñu war a def nii da nga dégg organisation de producteurs yi da nga dégg opérateurs yi da nga dégg forum civil da nga dégg ñëpp ñoo xam ne ñu ngi aju ci mbay mi danañ fipp parce que ñoom fi dafa fekk ni affaire bi dañ leen laal. bu soobee yàlla ay opérateurs yi danañ leen laal bu baax a baax a baax a baax. jubluwuñ ci loolu ndax wax dëgg yàlla. waaw léegi bu fekkee dañ jël opérateurs yi anglais par exemple li mu wax opérateur léegi bu fekkee dañ jël opérateur naka la mën laale opérateurs yi par exemple lu ñu defee seen grève yooyu effet grève bi ci koor yi. Maxtaar. gis nga ñii ñooy base. base bi nga dégg ñoom ñii ñooy base. waaw Maxtaar fi mu toll opérateur yi li ngay wax ñi fi daan ñi nga xam ne c'est opérateur privé semencier lañu woon. léegi baana yeeg commerçant yi dañ ñoo rax ba kenn mëntu leen a xam. ñoo xam ne mosu ñoo xam gerte dégg gerte gi neex rek ñu ni si ndox ci biir. ah waaw mais c'est que tam gaañ tam ñoo ubbil bunt parce que kenn réglementé wu ko. voilà dafa yomb nga dem jënd ba pare nga dem directement daal di yóbbu koy jaay filière bi dama ne woon nañ ko sécuriser wante léegi da ngay xëy rek gis nit ngàbb saagam nga ne lan mën a opérateur la jaar ca looma ba rek gerte gi wàcc rek mu mbapat chargé ba camion ndax yor na xaalisam daal di wuti usine bi. maa ngi ñëw am na ko nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam sëñ bi da nga def. jàmm rek imdillaay sëñ bi la nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Cheikh Aba Diémé. waaw fooy wootee. di woote Gossas. ñoo ngi lay déglu. waaw dama wootoon pour intervenir tuuti par rapport ak ci débat bi ngeen di wax ni aywa. li ma ci bëgg a wax mooy ci jafe-jafe yu technicien di dund. donc jafe-jafe yi bëri nañu. buñ ko fi naree lim sax du jeex. donc il faut nguur gi taxaw mën a toppatoo jafe yooyu pour liggéey bi mën a dem ci jàmm. donc bu ñuy lim jafe-jafe yi tey boo xoolee tey li ñëpp ñi yëgu ci mbéy mi amul kenn ki nga xamante ne am na ci feyeeku bu baax. tey bu ñuy lim tey jafe-jafe yi indemnité de risque bi nga xamante ne ñun dañuy manipuler ay produits. tey ñu ngi dem àll bi di jël ay échantillon de semence. waaw
bu ñu ñëwee labo dañ ko war a analyser utiliser ay produits pour liggéey bi amuñu indemnité de risque li ci mel indemnité de responsabilité de tey boo xoolee liggéeykat yi nekk ministère agriculture yëpp ñëpp am responsabilité te xam nañu responsabilité ni mu diisee ci ku yor liggéeyu nguur tey agent bi ci gën a tuuti responsabilité bu mu yor mooy chef de bureau la da nga nekk chef de bureau semence wala nga nekk chef de bureau statistique agricole te xam nga ni loolu lu am solo la ci tey ci nguur gi de nga nekk directeur nga nekk chef de division ñooñu yëpp amul kenn ki nga xamante ne mën na leen am naa ci indemnité de responsabilité te ñu ngi koy jox ñeneen ñi bu ma ci jógee ci loolu da ngay jël indemnité de logement bi nga xamante ne ñu ngi koy séddale fonctionnaire yëpp waa ministère agriculture kese ñoo ci am indemnité de logement boobu donc bu ma jógee ci loolu da ngay ñëw ci service yi am ngeen ay correspondants tey si def am na ay correspondants un peu partout au Sénégal yebal leen seen correspondant ñu dem photo bâtiment agriculture yi rek ñu wan leen ko da ngay yéemu da ngay xam ne agriculture nguur gi daf ko ñàkkal fayda bi nga xamante ne moo tax tey béykat yëpp sonn nañu amul benn service booy dem tey ci région nga fekk fa oto bu normal amul oto yu bon rek ñoo fa nekk mais avec ça mbéy mi nu muy demee technicien bu naree dem àll nan lay demee àll te amul moyen yu mu demee àll donc loolu yëpp ay jafe-jafe la il faut que nguur gi tam taxaw def benn gestu ci secteur agriculture te nañu bay il faut que nit ñi jóg paas pour ñu mën a taxaw pour mën a régler problème nit ñi jafe-jafe yaa ngi fii ñoom xam nañ ko mais nañ ko régler nit ñi mën a nekk ci jàmm mais xëy na yéen leen joxuñu xanaa yéen joxuñu leen jafe-jafe mais saa waay jafe-jafe jarul ngay xaar yi joxoñ ko boo gisee jafe-jafe bi waaw mais daa nguur gi ñoom du ñëw si àll bi kañ yéen fa nekk bu fekkee ñeen waxu leen leen naka ñu koy xam mais ñun ñoo fa nekk ñoom le temps d'une campagne rek lañ ministre bi di ñëw ak tuuti gàngoor nguur gi am nañ fi ay autorité administrative préfet yaa ngi fi gouverneur yaa ngi fi xam nañu jafe-jafe ñuy dund ñoom ñëpp xam nañ ko mais dañuy tànxam il faut que nit ñi jóg kaas nit ñi jóg am dara lu ñuy mën a kii pour loolu mën a soppi waaw léegi li ma la bëggoon laaj sànq yaa ngi doon wax risques yi nga xam ne dafa am si ay produits yu ngeen manipulé kooku yan xeetu risque la mën jur mais intox mais produit bi ngay utiliser boo ko nooyee ci sa bakkan mais kooku jafe-jafe la poudre bi waa ji di wax noonu poudre bi ñuy jox béykat yi ba tey ñu ngi leen koy jox poudre boobu ci SDDR lay jaar ñun ñuy ñëw te en fait lu ñuy jox du doy da ngay mujjee waaw mais poudre boobu yan gàllankoor la mën jur si wàllu santé mais sëqët waaw tey poudre la parce que da ngay sëqët tey boo jëlee tey enseignants yi am nañu indemnité de risque bi nga xamante ne par rapport ak crée bu ñuy utiliser te ñun lu ñuy véhiculer ci produit moo gën a toxique que ñun lu ñuy utiliser poudre boobu bu ñuy wax noonu pour nga jox ko béykat bi parce que moom lay jël pour mën a stocker gerteem moom lay jël pour mën a defar jiwam yëpp muy gerte muy ñebbe ak lépp li nga xamante ne ci jiw ci semence la mais loolu aussi risque boobu tamit ñun ñu koy dund nguur gi war wax waaw kooku dem na mbokk boobu wootee ko saa suñu koy gërëm ci intervention xam naa moom si milieu bi la bokk parce que xam na bu baax li muy wax léegi du ma ñëwee si Anglais Diagne waaw Anglais Diagne léegi dégg nga affaire bi nu mu désarticulé dans le monde ba pare dem dégg nga gars yi li nga xam te moom la ñuy wax si seen wàllu traitement ak risques yi ak yëpp mais depuis le temps là bu yàgg ba léegi war nga rupture bi kañ la am bu yàgg ba léegi nuy wax une agriculture performante ak yu demee nag yooyu mais ba tey loolu kenn mënu ko kii yow ban xaat nga am si loolu li ma am xalaat daal mooy ñoom ñii ñu dooleel leen delloo si leen ay moyens ñu dem ak ñun ci àll bi ndax ñun naka jekk boo masaan soxla dara jërul sax ngay woote Ndakaaru comme li sa waay wax sànq woo ministre bi yeble ay ndaw ñu ñëw ba foofa di xool toolam di xool yàqu-yàqu yi bu njëkk bu la dara laalee rek lu mu tuuti yow baykat bi intervention da ngay daal dem directement ca région ba wala nga dem ca département ba wala commune ba nga nekk sa agent day daal di ñëw toppatoo la ba sa lépp baax lii nag ni ma ko jàngate man Maxtaar ñi nga xam ne si dañ leen a recruter woon jël leen yóbbu leen ci privé ba ñooñu ñoo ëpp moyen ña nekk administration ba ndax privé bi dana la jox oto def la chef de service technique jox la oto jox lay moyen jox la ay agent nga ànd ak ñoom ci àll bi boo demee tournée da nga am prime de panier da nga am say repas da nga daan la jox say indemnité boo pare daan la jox salaire boo xam ni moo gën salaire ba ngay fay ci administration waaw wante nag
ñoom privé yi mënuñoo jël. mën na jël privé yi également résultat noonu bëgg. résultat noonu bëgg sama résultat dafa am nooy def. voilà looloo tax nag ñoom itam ñu defee noonu lañ daan def waaw boo masaan dem ONCAD bu doon ONCAD la coordination bu nekk chef de corps ba ingénieur agronome la mu ànd ak agent technique agriculture. gis nga dama lay jox benn exemple rek ci magasin réfrigéré bi nga xam ne si moo nekk Louga nga xam ni si service semencier ko yore woon gis nga daanoon denc jiw pour juróomi at yoo xam ne si bu Sénégal naree manqué jiw daanu génnee foofu jiw jox leen Sénégal gépp magasin baa nga ne ay machine samaat lañ fa installé woon machine samaat yooyu 6 sorties la sortie bu nekk bu xollee gerte gi gerte gu rafet la koy xolli teg waa service d'hygiène waa dixième ñëw certifié gerte gi la ca war lépp ñu def ko ci jël ko dugal ko ci biir magasin réfrigéré. def naa am na ku nekk si ligne bi nu seet ba xam salaamaaleykum mbokk mi allo continuer waaw. bu ko defee ñoom ñu jël ko denc ko Sénégal comme nii ren jii ni jiwu dañuy tiita naan chinois yi yóbbu nañu gerte gi yëpp jiwu du am loolu musuñu ko xalaat. dañ ko daan denc di ko stocké. dañ ko daan denc magasin réfrigéré nekk fi ñu di ko denc boo bu nawet bi baaxul sax ñu génne jiwwaat encore joxaat leen jiw. korog bi nga xamee ni si Sonacos mi ngi nekk preneur ci ONCAD doon ONCAD korog magasin réfrigéré maa nga fa gis gerte 73 74 75. te xoolal 80 la Sonacos doon ONCAD. ñu xamal ma ni ma fii ngeen nekk nii service bii ngeen jël nii tey bu ñu doon toog ñetti at di ko tegale bu ñu joxee baykat yi jiw ba dem nawet ba du baax ñu génnewaat fi jiw jox leen pendant 3 ans yoo xam ne si Sénégal dana leen couvrir en semence ana service boobu ma nga ca Louga lu ko yaa nga fa lépp nga fay tege Sonacos sa ko doon mais ba tey mi ngi doon li baax daal mooy agent technique yi mënuñoo dem sans ñoom ñooy suñu ndimbal te bu ñu fekkoon noonu bàyyi woon nañu rupture amul suñu digganteeg ñoom ñu continuer woon ak ñoom kon tey ji baykat bu nekk waxatoo mbaam waxatoo fas mais tracteur ngay bay. waaw mais man d'accord am na temps boo xam ne moom amoon na rupture parce que tout simplement peut-être amoon na ay sécheresse wala mel na ni bay bi dañ si farlootul woon trop ak yu demee noonu yooyu xëy na importation itam gën bare mbay mi di gën di dee ak yu demee noonu yooyu mais yéen yi nga xam ne également yéen itam ay agent ngeen te nekk fi liggéey mais jamono boobu itam dafa mel na bon en fait kenn déggu leen c'est ça également le problème. waaw xam nga aussi mbir mi comme li ma la ko waxee ñun dañ fee doon lu métti mooy dañ fi amoon ay mag yoo xam ne presque aussi jafe-jafe métti bi dañ doon muñ wala ñu bàyyi dem fa nag boo seetloo service ministère agriculture effectif bi doyul lu ko waral loolu la parce que nekk nga fi joxuñ la moyen joxuñ la salaire ñaar yëf rek nga mën a am bàyyi wala nga toog muñ te ñu ne la bon yéen bu ngeen waxee parce que bëriwu leen sax nombre bon problème grève moom nombre ma koy def. yéen bëriwu leen. waaw parce que bëriwuñ ah. waaw y a pas. boo jëlee effectif ministère agriculture matu 700 personnes chauffeur rek ingénieur rek agent technique ak lépp. secrétaire yeeg yëpp matuñ 700 personnes. ah bon li ñuy laaj tey fi mu toll nii. muy 4 milliards. budget ministère agriculture mu ngi ci 151 milliards. dafa wàcc bon. maanaam 151 milliards lañ leen jox ren comme budget maanaam téeméer bu nekk 2,3% maanaam ñaar dërëm ak genn wàll lañ leen di laaj pour que ñun ñu mën ñoo jox le minimum boole ci moyens yi ak leen. ngeen indi résultat. ñu indi résultat mais problème bi moo di ne duñ la de former parce que même suñu école yi sous région bi fi lañ leen di former. sous région bi au niveau international la muy ENSA muy kii NCR ñu koy wax léegi IFAR mu la ETA bi nekk Ziguinchor nga xam ne ñooy toog former agent technique agriculteur de base yi muy technicien horticole yi
ñooñu ñëpp tey da ngay gis ne ay doomu réew ñi nga xam ne ñooñu wër dañ leen fi ebal di leen fayal pour ñu former leen fii ñun bu ñu former ba pare genn wàll gi sax lañ ciy jël ñi ci ëpp bëri dem nañ feneen te ñu fi ñëw ci ministère bi pare nañ pour quitter dem. nga may no am na ko nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi na nga tudd ak fooy wootee. salaamaaleykum. maaleykum salaam na nga tudd sëñ Diak fooy wootee. man maa ngi tudd Saliou Sarr dëkk Ndour commune bu Mbadakhoune. commune bu département Mbadakhoune. dëkk Ndour commune bu Mbadakhoune département Guinguinéo région de Kaolack. Saliou Sarr ñoo ngi lay déglu. xam nga li ngeen di wax ni enfants yi li ñuy wax am na question boo ko posé li ko sànq lépp li tax ñoom dematuñ ci àll bi ko ndax lu tax yéen dematu leen ci àll bi waaye sànq moom waxul la ko xam nga li ko sànq. yaa ngi dégg. waaw ñu ngi lay dégg. allo. ñoo ngi lay dégg kañ. waaw léegi li ko sànq mooy désengagement de l'État en 1990. Désengagement de l'État nouvelle politique agricole. loolu moo tax ñoom dematuñ ci àll bi puisque comme état dem na bi de créer désengagement de l'État nouvelle politique agricole comme kay rupture am na. waaw mais nouvelle politique agricole xanaa kañ ça veut pas dire que li nga xam ne moom laa daan def pour mbay yu baax dama koy bàyyi wala lan mooy désengagement. seere woon di leen yebal ci àll bi am lim la ko waxee moyens yu doyoon yooyee jamono. nga xam ne ñun coopérative da nga doon ñëw dag bi dañ ko daan affecté fii jox ko oto. waaw buñ ne campagne bi ubbi na bés sàngam ñu jox ay sax ñu ànd ak ñiy financé ñu fanaan di wër dëkk yi di financé. seko bu ne. seko demoon na bés seko bu mën a am 1000 tonnes ñu jox la oto. léegi tey comme sama commune bi tey rek juróom-ñetti seko ngi fi woon yoo xam ne lu néew benn bu ne am nga 800 tonnes 900 tonnes 700 tonnes. tey benn bascule buy jënd gerte taxawul fii boo xam ne am na financement ci dëkk bi. ci commune bi. yooyu problème yooyu désengagement de l'État moo indi problème. allo. waaye liñ bi baaxul bi moo désengagé wu. booba dañ ñu encadré woon di ñu teete di ñu won di ñëw ci ñun ñuy fere ci ñoom waaye loolu yëpp defatuñ ko. asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ bi ak sa intervention boobu donc xam si affaire désengagement bi nga xam ne moom la wax nee na kooku tam également nekk na benn loo xam ni moo mujj kii woon man nag désengagement boobu laa mënul comprendre parce que quand même du réew mi li nga xam ne moom moo ko amee du fekkee ne état bi si désengagé fu muy engagé wu woon. waaw xam moom wax na dëgg maanaam ajustement structurel la bëgg a wax. waaw ajustement bi oui. waaw ajustement structurel loolu dafa amoon ci temps Abdou Diouf. waaw ba ajustement bi dafa boole tam mbay mi. ajustement structurel ba mu amee secteur vital yi lépp presque la touché woon muy enseignement muy santé. muy agriculture. mais boo jëlee léegi enseignement bi léegi. nee naa ne léegi benn enseignant moo ëpp salaire ingénieur enseignant élémentaire. kon désengagement de l'État bi muy secteur agricole yi muy santé. muy agriculture. muy éducation. loolu engagement boo xam ne bii nii Banque mondiale moo ñu ko imposé woon. ak FMI. mais nit ki loolu yëpp jaar na fi. dévaluation jaar fi. mais terewut am na ci yoo xam ne yii nii ay milliards yoo xam ne ay financement yoo xam ne ñu ngi fi. jàpp naa ne am na nu ñu ko doxalee woon. war naa mën a tegu ci yoon. mais anglais li ma lay laaj ci léegi Macky bi mu accès. léegi moom am na benn politique bi nga xam ne moom la wax baat bi sax waxoon na ko. maanaam gën augmenter bu baax a baax li nga xam ne mooy production. du fekkee da ngay augmenter production nga am sax programme riz et cetera gerte gi tam nga bëgg ko augmenter les principales cultures. kooku tam am na loo xam ne daf ko laaj. du question yokk jiw bi rek ak mais yokk xaalis. yokk agent motivation surtout.
envers les agents mais paquet boobu du fekkee matul mais dara du ma dox te defe naa léegi actuellement Macky moom fi mu nekk li nga xam ne moom la ñu wax mooy yokkaat affaire yi yëpp di laaj ay tonnage yu bëri mais sur le terrain ñi nga xam nag ñoom ñoo war def liggéey boobu ñooñu dañ leen fàtte loolu dafay marché. loolu ci lay wax tuuti gis nga Makhtar Macky bi mu wàcc see li ko war lépp def na ko kuy baykat rek yaa ngi koy remercier ndax ñun amoon nañu encadrement boo xam ne si demoon nañu bay dencal suñu bopp jiw presque rek demoon na kenn dootul wax jiw ci jëm ci seko ba wala feneen ak feneen. kooku mooy temps bu yàgg ba. waaw temps bu yàgg waaw léegi ñëw bi Macky ñëwee jàppale nañu ba ñu xamee ni ban dem ba xam ni ñun daanaka sax waratunoo dem di jënd jiw parce que ku bay ba pare rek xamal na la na ngay def ba denc sa jiw ba nga xam ne bu waxtu jiw jotee dootoo xaar dara wante nag bu fekkee ni encadreur yii dindi nañ seen loxo ah te yow da nga daan bay ba pare ci sa diggu tool lan lay fekk ni la sa gerte gi mën na jiw dindi ci jiw nga ne ko kon xaaral naa jël fukki saako yi lu ma jaay du ma ko jaay kon naa ko yóbbu ci kër ga jigéen ñu xolli ko ñu denc ko ñun demoon nañ ba pare damay de passage dama lay wax ministre agriculture bi mu ñu njëkkee recevoir wax na wax boo xam ne dafa daw yaram nee na papaam bi mu koy dalal école dañ ne ko yow sa doom bii rek nga yor ah benn magu papaam ni ko yow sa doom bii rek nga yore di ko dalal école yow léegi ku lay dimbali ci tool yi mu ne ko damaa bëgg bis bu ma demee ba nga xam ne si bay nanu ba nga xam ne dañoo war a jaay bu demee ca seko ba kenn du ko nax tey jii yàlla def ko mu nekk ministre agriculture koo xam nga ne dafa judd ci mbay dafa judd ci mbay yaroo ci mbay màgg ci mbay kon xam na ni moom xam na fi mbay jëm ak fi mu war a mën a ak fi mu fekk mbay ak fi mu war a yóbbu mbay ñoo ngi koy ñaanal yàlla mais moom bi mu ñëwee ba léegi lan la fi defagul loo xam ne par exemple dafay jubale mbay mi kanam li ma gën a neex ci li mu defagul wax gi dëgg coow yi ngay dégg ci àll bi yépp mooy ñi nga xam ne si dañ daan saaxee jiw te gisatuñ fu ñu ko saaxee jiw mooy lan maanaam ñi nga xam ne si dañ daan ñëw ñi dañ jox jiw bu bari waaw mais kooku du politique état bi la woon kooku état rek mais kooku kenn dindi bu ko dem ñu ngi fii déglu bi moom Matar année bi non Matar wax na jiw dañ koy seet ña ko mën a bay ñu jox leen ko jiw teguwul ci waaw gros producteur du ay dama ni dañuy seet kiy bay ñu jox waaw may maa ngi ñëw ñu teg foofu kii bi daal waaw sëñ bi na nga def mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax na nga tudd ak fooy wootee Mamadou Sonko laa tudd maa ngi wootee Louga Mamadou Sonko ñu ngi lay déglu di rafetlu émission bi jërëjëf di nuyu secrétaire général Samba Gaye ak naataangoom bi mu nekkal foofu co-débatteur bi Mamadou Diagne man Louga di laa leen nuyu yéen ñëpp Louga laa dëkk voilà di wax ni Diagne man xam naa ko bu baax maa ngi dégg mu naan Louga laa dëkk xam naa moom dina ma dese xam mais man xam naa ko bu baax waaw voilà di wax ni mbay mi Sénégal man dama yaakaar ni li waral ñu négliger techniciens yi mooy que ni agriculture ci boppam moom lañ desee jox gëddëm te ku xam agriculture ni mu amee solo nga jëlee ko ci réew yu développé yépp seen développement base bi agriculture la boo demee seen réew agriculteurs yi en Europe dañ leen di ñee parce que bokk nañ ci ñi ëpp alal tey jii nii gouvernement soofal gi nga xamante ni moom la soofal techniciens yi dafa jéggi dayoo kii mi ngi wax sànq ay risque Aba Diémé parce que yàgg naa ci ligne bi ma xaw ko résumé mais risque yooyu muy wax poudre beeg yooyu moo si gën a tuuti DPV produits yi ñuy utiliser laa la wax ni nga xam ne gunóor bi da koy xeñtu léegi dee léegi kooku nit ki laa la wax ni am na sa kaaraange bu doyut ak yooyu ñenn ñu bëri sax balaa ñuy màggee dañoo dee li leen day ay problème foie ki pneumonie yu demee noonu produits yi lay doon rek ak yeneen non xam nga jéem ni mu ko waxee rek affaire problème agriculture buñ ko doon lim duñ ci jógee SG secrétaire général mi ngi méngale par exemple catégorie yi tey jii nii technicien bi boo koy méngale par exemple technicien d' agriculture bi yaa ngi koy méngale ak enseignant bi moom sax moom moo ëpp grade enseignant bi mais enseignant bi moo ko ëpp salaire fuuf ingénieur bi boo koy méngale à peu près yaa ngi koy méngale ingénieur ITA bi ingénieur des travaux agricoles yaa ngi koy méngale à peu près ak professeur parce que bac plus 3 la yaa ngi dégg niveau licence kooku boo ko méngale professeur bi da koy doublé
tey jii nga jël ingénieur agronome bi mooy comme moom Samba Gueye mi toog foofu SG secrétaire général yaa ngi koy méngale lu toll ni gouverneur hiérarchie A1 moom wax na ko ne indemnité gouverneur yi rek mën na fay mën na fay ñaari technicien waaw te ñooñu ñëpp liggéey bi ñuy def gaa am na solo mais mbay mi mooy dund gi nit ki boo balaa ngay tal lenn da ngay lekk waaw tey jii ni buñ ko jëlee depuis ci gouvernement Wade Abdou Diouf wala ñoom Senghor ak ba léegi boo ko seetloo ni ñuy delloo ginnaaw mooy par rapport ak gouvernement yooyu gëdd gi ñu jox mbay mi gouvernement Senghor ñëpp xam nañ niñ fonke woon mbay mi mais baykat yi àll bi kenn daa ñëpp kontaanoon tey ji sànq am na ku koy wax ne jamono yi ñu doon puudar moo ñu gënal jamono yi ñu toll nii nga jël ci Abdou Diouf moom itamit mi ngi doon góorgóorlu ci mbay mi tey ji boo jëlee Abdoulaye Wade ba fi ñu toll nii réew mi ni muy régressé ñi ci àll bi représenté 70% de la population coono bi ñu waaw comprendre na li mu bëgg waaw gis nga Matar lii wax ji lépp rek mooy ñu fexe dooleel sunu doomi technicien yi ndax xam naa ne loo nekk lu mat 60 ans di ci dund yor ci njaboot doom joo am ci ko ngént ba egg fii ma toll xam naa li ci mbay rek laa daan dunde remise en état matériel de collecte dama ko daan def secteur bu nekk ba ma duggee ONCAD ba léegi at mu nekk ma campagne bu nekk ak na muy demee benn bokku ci sa morom wante yéen techniciens yi bu fekkoon woon amul woon rupture suñu diggante ak yéen ngeen yàgg a continuer ak ñun kon romb nañu fii yëpp li ma la wax parce que bi Macky Sall yi jógaatee commencé woon nañu ba ñun xam ni ñun suñu wàllu bopp ak ANCAR ak ñooñu dem nañu ba ni woon ñun léegi jaratul ñuy wut lu seko wala dara bu fu nu bayee ci suñuy tool bu gerte ga baaxee jiw dañ cee daal di génne jiw bu gerte ga baaxul jiw ñu jaay gerte googa dem jënd jiw loolu yëpp daanoon ko am c'est grâce à vous yéen techniciens yi yéen ñu daan jàppale yéen daan déplacé wu war seeni moto nekk ci àll bi te li ngeen wax dëgg la moto ku koy dawal ci piste risque bu nekk nga ci daanu yaa ngi ci dajak sareet a ngi ci lu nekk nga ci yooyu yëpp da ngeen ko daan ànd ak moom muy taw ngeen nekk ci seen moto yi nekk ak ñun ci àll bi loolu yëpp gis nañ ko li ñuy ñaan daal mooy ñu gën leen a bàyyi xel xam ni agriculture personnel bi duñ leen jàppalee rek jàppale nañu baykat yi ndax ñun baykat yi ñun ku nu jox suñu cër rek la nu bëgg ndax fu nu sañoon bu nu egsee fii ren bu déwee ne ñu romb foofu may fàttali ko mbokki auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission waar wi tey jii ñu jëm si li nga xam ni mooy technicien ak travailleur agricole yi nga xam ni ñoom daal dañu mer ndax neenu dañ leen fàtte te ñoom ñooy ndeyu mbili gi ñoo nekk si base bi ak yu demee nag yooyu léegi du ma dellusiwaatee si Samba Gueye léegi duñu xoolee bu baax a baax gis nañu baykat yi sax léegi ñoo ngi wax ni producteurs yi bon ñoo ngi leen di wàññil ay enfin matériel agricole bi ñoo ngi leen koy indil ak yu demee nag yooyu et cetera jiw itam am na une bonne partie boo xam ne léegi gis nañu certifié la bien que fa mu waroon àggu fa bien que léegi ñoo ngi si ay 75 000 tonnes dont 55 000 moom na wax mooy certifié ak yu demee nag yooyu alors que doo xoolee capital bi sax léegi xëy na war na passé 120 000 tonnes yi nga xam ne yàggoon na donc tey jii yéen bon yéen rek seule catégorie bi nga xam ne bon yéen kenn toppatoo leen alors que ñoo ngi wax ni dana bëgg waat joxaat agriculture bi beneen élan bu am doole pour que mu gën jëm kanam yéen waxoon ngeen sànq ay affaire projet yeeg yooyu yéen a ko amee yéen a koy defar et cetera mais dans ce cas là du fekkee ni yéen ñi nekk xam ni yéen a nekk à la base defawul leen loolu est ce que ça veut dire que relevé yi ngeen xam ni da ngeen ko daan defi wala yu demee noonu liggéey boobu ngeen daan def par manque de matériel léegi bon liggéey boobu yéen defatu leen ko waaw ñu ngi ciy def suñ kéemtalaay kàttan mais c'est limité daal yéen mais c'est limité na waaw kooku ban effet la mën am nag léegi ci wàllu mbay mi parce que ñoom seen le gouvernement moom ambition mooy yokk lépp ba ñu am wàññi ay importation sax yi ñu daan def ci wàllu kii céréales ak yu demee noonu ban effet léegi lay am dans ce cas effet bi mu am mooy li ñuy dundee du doy parce que ñun dugub la ñu am mboq gerte dugub mboq bi li ci ëpp bëri fi ñu koy bàyyee mënul leen dindal fukki weer ak ñaar nga jël gerte gi wàññeeku na bu baax ni mu doon amee
loolu jafe-jafe la jafe-jafe bi ci am nag aussi ku ne xam ne boo fekkee ne hectare bi yaa ngi fi doon am 2 tonnes léegi mënoo fa am 1 tonne ci hectare la ci hectare gerte léegi maanaam léegi boo war a jaay gerte googu nga xam ne gerte gi du Sénégal rek moo koy bay àddina bi yëpp moo koy bay prix bi nekk ci àddina bi ni ki bay hectare ba am ci 2 tonnes yow nga bay ko am ci lu manqué tonne waaw du ngeen mën a tolloo li ngeen jaayee kon prix bi kon dafay wàññeeku ci yow parce que yow li nga war a mën a jaayee pour génn ci sa coono ak li nga ci daj yëpp ak lañ ci dépensé du génn te loolu li ko gën a sooxeel sëñ Diagne wax na ko léegi mooy ñàkk xam-xam bi parce que moom mii li mu fi wax tiyee man formé naa ci wàllu projet américain yi parce que ñoom ba léegi loolu mooy seen mentalité bu ñëwee ci service yi ñetti at yu passé 2016 ba 2018 ñi formé ñi ne dañ formé vulgarisateur mais xale yi boo demee ci àll bi da leen formé nga xam ne dañuy def classe ci àll bi samp benn tableau rek ñu taxaw ci benn garab ñu nekk loo leen laaj presque jàng nañ de ay jàng ba mën a bind mais liñ leen du war a wax ci wàllu technique bi dafa des boo xam ne bii nii loolu kooku bu fekkee ne léegi moo war a remplacer papaam war a liggéey bi pour mu jëm kanam kooku maanaam rendement bi du mën a doon te loolu projet moo ko doon appuyer te loolu état moo ko war a def moyens yi dafa waroon dañ ba nga xam ne léegi centre bu nekk dafa war a dox ñun dañoo war a dem ci terrain bi di renforcer agents yi nga xam ne ñoom ñooy wàcc ci terrain bi yore moto yi mais aussi dañoo war a dem di superviser di former at mais loolu yëpp amatul c'est amul formation bi moom c'est amatul technicien amatul léegi boo jëlee benn agent mu war a couvrir commune agent presque arrondissement lay couvrir kon loolu na muy doxee te la ñàkk moyen gi ci def amul jumtuwaay bu mu fa demee amul carburant bu mu fa demee amul aussi motivation boo xam ne bii sax dana ko jaral ci li muy def mu def ko ci ndax bëgg-bëggam ak xam-xamam parce que yaakaar na ne léegi moom li muy xalaat mooy li mu dépensé loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom moo am ci agriculture te pourtant bu ñu demee Europe ñoom li ñuy dépensé ci surtout seen financement yi ñi la man la ma fa gis naa ne ñoom li ñuy financé ci wàllu xam-xam bi moo ëpp fépp sax li ñuy financé baykat parce que baykat bi day dem ba mujj gi presque yow technicien presque ngay doon da ngay xam ba nga xam ne nii da ngay dem ak moom ci yenn technique yi man dem naa ci tool yi important muy discuter ñoom mais da ngay xam ne kii li ma xam man suteewu ma ko lu bëri te baykat la danaa la jànguma da nga ko jàng théoriquement moom pratique ko moomu pratique ko te parce que lu ko pratique ko parce que ñun chaque semaine wala 2 semaines dafay am ku fa dem defal leen atelier ñi def voilà day leen di yokk ay cours yoo xam ne leen seen bopp yokk leen xam-xam léegi nag xam-xam boobu soo ko amee fekkee da nga koo garder amoo moyen yoo ko doxee amoo benn motivation bu def ko amoo aussi sax place boo ko defee parce que normalement am na ci yoo xam ne da nga war a oo nit ñi ñëw nga dem benn salle boo xam ne da nga ko aménagé ñun salle bi ñu réunion sax fiñ bureau bi amu ko waxuma laal di former ni war na nag attends anglais léegi question bi ma lay laaj waaw léegi le gouvernement ak ambition bi mu am si agriculture yow ak li nga expliqué ci est-ce que yaakaar nga ne ambition boobu dina mën a àgg déedéet parce que ñoom ils ont de très grandes ambitions moom lañu dégagé en matière agricole te ba pare yéen ngeen di wax amu leen sax moto yi ngeen dem pour dimbale li ñuy def prélèvement wala seen bu ñu waxantee dëgg rek ambition bi du mën a dem parce que motivation maanaam cawarte gi agent bi ko war a def amu ko moyen bi amu ko nombre bi nekku fa parce que léegi agent yi nekk ci ministère agriculture waxuma effectif bi 6 ans de mais ñi nga xam ne technicien pur et dur la nga xam ne yii dañ leen formé ci wàllu mbay ñu war a topp vraiment mbay mi jàngal ni ñi topp ko war a élaborer projet wala ni ñooñu doyul manqué na bu baax a baax a baax a baax à tous les niveaux nag loolu nag bu fekkee am na ci réew ñu war a wax ne réew mi kat li koy dundal mooy 60% yëpp ay bay mooy mbay ci la ñuy dundee ñu ne léegi mbay mi lañ nañ fexe mu jëm kanam te matalewuñ loolu gën leen a gën a delloo la gannaaw wane ne yéen vraiment bon yéen a ngi fi rek
na ngeen bind projet yi taxaw muy ay milliards ñu wote budget bi milliards yi moom day gën a yokk rek mais boo jëmee sur le plan opérationnel ak ñi koy jëfee kenn ci d'accord léegi loolu lañ ne il faut que nguur gi gën ko taxaw seetaat ko parce que am na ci loo xam ne lii nii buñ nee ne bëgg nañ réew mi bëgg nañ ko suqali il faut que ñu suqali ko ci xam-xam il faut que ñu suqali ko ci moyen mais il faut que ñu former ndaw ñi parce que am na ci loo xam ne lii nii man mënuma ko gëm ne projet bi ak lu mu leer ci bailleur bi ak yow loo ko xam-xam tant que wàcceewoo ko ba ci base ba nga xam ne kii nii moo koy jëfandikoo nga xam ne kii kat lii dundam fi lii la aju mu gëm ko xam ne lii fii la jëm du dem te rupture boobu moo am moom la sëñ Sall doon wax léegi sëñ Diagne doon wax léegi maanaam rupture diggante technicien bi ak ki nga xam ne kii nii moom mooy jëfandikoo mbay mi ak paysan bi kooku moo am rupture bu mag boo xam ne bi nekk na fi te li koy saafara mooy il faut que ñu indi moyens yi renforcer personnel bi motiver personnel bi mais aussi tabaxaat fi ñuy liggéey parce que service yi am na ci yoo xam ne service yoo xam ne ban dama yaakaar na xaw ma so kii ni civil lañ ko wax xaw ma ñiy toppatoo wàllu kaaraange nit ñi ñooñu bu fekkee ne ñu ngi ci région yi seen liggéey waroon nañoo seet yenn service boo xam ne bii ni boobu duggee da nga jàng kursi wu laqat jaaku ba laqat naaf yi nga ñaan ndax yàlla bu mu daan suma ko maanaam structure dafa dee daal dafa dee wet waaw kooku moom loo yaakaar ne sax nit mu waaye kooku moom jot nañ ko gis ci biir àll bi moom vraiment waaw léegi nag dernière question bi nga xam ne moom laay ñëw yow est-ce que li nga xam ni moom mooy objectif yi gouvernement bi décliné woon en termes de production te ñoom ñu reconnaître ne kaw foofu àgg na fa yaakaar ngeen ni laisser aller boobu moom moo tax ba àgg na foofu muy en matière de riz wala gerte wala leneen waaw am na ci part de responsabilité du ma ne moo def lépp parce que aussi jamono nu muy doxee changement climatique li ñu dafa am maanaam dam doon tawee fanweeri at ci gannaaw dafa wàññeeku bu baax a baax mais il faut prévoir ça justement loolu xam-xam moo koy wane oui ki nga xam ne kii ne xam ne ndox mi wàññeeku na bu baax nan laay def ba fa fi may bàyyi léegi ndox mi man su tawee ak lu mu néew ndox moomu dina mën a tooyal sama gàncax ba mu mën a ñor mais wala du tawul sax ndax am na ay dëkk yoo xam ne pratiquement amul taw lu mel ne ay Égypte yu demee noonu dama wax ci taw bi rek danaa ñëw dinaa wax ci taw bi mais am na ndoxum suuf am na ndoxum ndox am na fu baax a baax man loolu mooy sama métier ci wàllu génie rural mais loolu soo amee xam-xam bi te amoo moyen bi doo ko def soo amee moyen bi am xam bi def mën koo def te kenn ko war a jëriñoo xamul ni ñu koy defee du sotti mais ñun loolu toog actuellement Sénégal di wax dañuy nekk taw waruñ fuñ koo toog parce que am nañu suffisamment foo xam ne fii nii ndoxu taw bi mais ndoxu suuf si war nañ ko mën a jëfandikoo ba nga xam ne bii am nañu ñoo xam ne ñoo leen ëpp ndox fépp mais dañuy toog ba nga xam ne bii nii mbir mi dafay manqué dëgg la am na ay projets yi nekk démb ci la nanaa la fan yëpp ci laa yenn ci àll bi ñu ngi tëggaat yenn projet yoo xam ne fas nañu yéene ñi nga xam ne ndox mi nga xam ne mooy walangaan ci suuf fukki région lañ jël déjà boobu rek fukki région yi fas nañu yéene région bu nekk ñu jéem a def projet boo xam ne bii nii dinañ fexe ndox mu fay mais dogguma la agriculture waaw am na directeur bassin de rétention waaw loolu am na fa oui mais dañ ko war a gën a développé dañ ko war a gën a développé kooku Abdoulaye Wade tegoon na mais ensuite dañu bàyyi affaire bi di nelaw fexe ba commune rurale bu nekk ndox ma fay taw la nar a nekk ay déeg ñu dajale ko dugal ko foofa bu ko defee léegi wax dëgg yàlla bu demee ba nawet bi jeex noor bi ñu mën caa yendooy bay waaw loolu yëpp kooku mooy premier facteur sax loolu yëpp kooku mooy premier facteur pour mbay sax waaw maîtrise de l'eau donc def les eaux de ruissellement ak les eaux souterraines te yooyu yëpp maanaam ndox mi nga xam ne mii nii dafay bàyyi ko ci asamaan si taw walangaan ñi ñàkk ko ak ndox mi nga xam ne ba dafay dugg ci biir suuf si loolu yëpp am nañ ci pexe yoo xam ne war nañ ko mën a def pour mu saafara mais nag balaa ñu koy saafara il faut nga am nit ko xam boo jëlee contrôle ni direction bi nga xam ne yi moo toll noonu ñaata ingénieur ñoo fa def ak ñaata pare pour ñu pour jógee fa waaw bassin de rétention xam naa ingénieur yi fa nekk projet yi fa nekk mais vraiment nañ leen jox ay moyens waaw buñ leen joxee ay moyens dooleel leen ñoom wax dëgg yàlla bu ko defee daana mën a suqali Sénégal gépp
ci ndox waaw ba Sénégal gépp am ndox mu naat ñi nga xam ne mbayum noor meeg nawet bi yëpp day lënke waaw wax dëgg yàlla parce que ñun fee dans le Waalo mbayum noor meeg nawet bi dañoo lënke de boo demee ci jéeri ji bay ba nawet bi jeex yaa ngi ci tool yi commencé def sa pomme de terre def sa tomate def sa soble def sa pataas def sa pomme def say te loolu léegi dans 2 mois 3 mu génn pomme de terre baa ngi nii commencé na ñor parce que ñu ngi ko démarré woon depuis octobre octobre rek bi nawet bi jeexee rek la gaa yi jëmbat pomme de terre bi gis nga loolu kon moo tax gis boor bee itam ñooy gën a naat boor Saloum mais yéen waa Saloum war na leen a gën a dimbali ci loolu waaw ñi ngi ci sax mais loolu aussi bu ca bëri projet yi ñoo koy def te projet yi agent état yi lañ ci am bëriwul loolu aussi il faut ñu leeral ko waaw man su ma nekkee direction agriculture direction régionale de développement rural su ma xam-xam maa ci loolu wala ma nekk bassin de rétention ñuy liggéey ensemble projet bu ñëw jël juróomi nit wala ñeenti nit wala fukki nit ne leen dem leen parce que ñoom mën nañ leen fay lu mat fukki yoon li ñu lay fay yow agent bi nga xam ne yow projet yi mooy privé yi non projet yi maanaam projet yi moom yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey ci nguur gi sax mën nañ laa recruter nga bokk ci sa projet mais am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu leen ciy jël projet yi ñen ñoo koy def projet yi maanaam état du Sénégal boo bindee yow sa projet mu nga xam ne ñi nga xam ne am na ci xam-xam bind ko ñu ñëpp ñu boole xam-xam boobu fexe jébbal ko bailleurs yi ñoom ñu financé ko mais buñ koy exécuter nag am na ci li ñuy wax protocole boo xam ne dañ koy def ak ñi nga xam ne ñooy service protocole boobu ñaare yu bëri daanaka service duñ ci gis seen bopp loolu aussi il faut ñaaw wax ko parce que dañuy wax ne yéen ay agent état ngeen am ngeen salaire et pourtant salaire bi mënul la dara mais projet boobu ki nga xam ne kii moo ciy liggéey parce que yow nga xam ne moom dañ ko ci jël mën fukki nit projet boobu kooku mën na laa fay fukki yoon yow mi nga xam ne yow yaa am xam-xam bi war koo mën a defar nag doo ca sawar yow yaa waroon dem ca projet ba nag waaw yaa ca waroon dem mais est-ce que dugal nañ la ca nañ la ca war a dugal loolu jafe-jafe la jafe-jafe bu mag ci suñu projet yi waaw loolu aussi voilà àggaleel ndax suñu nekk temps bi jeex waaw loolu rek laa doon bëgg donc nga ni vendredi ngeen di def lan waaw léegi bu soobee yàlla incha allah fas nañu yéene ni ki aljuma li ñuy wax kuy bëree il faut que nga dem ci meekaay la ñuy def boobu benn fan rek la ñuy banque suñu loxo benn lan ngeen di waaw lu ngeen def aljuma maanaam benn banque rek toog grève kenn du dem muy direction nationale direction régionale yi service départemental yi ingénieur yëpp seen bokk kenn du liggéey ingénieur yeeg technicien yeeg agent technique yi même chauffeur yi yëpp kenn du liggéey waaw temps yi seen liggéey sax lan la exactement bu fekkee ne liggéey tuuti waaw léegi ba léegi ñu ngi liggéey parce que waaw mais temps yi seen liggéey lan la waaw liggéey bi moom ça dépend ci yow division bi nga nekk waaw man am naa yaakaar attends bàyyi ko maagale liggéey bi seen division bi nga nekk bu dee comme li ma la wax ni wàllu ndox yeeg yooyu am na ku koy toppatoo wàllu gerte gi semence ku koy certifié am na koy toppatoo wàllu statistique agricole kooku xam nga fi mu toll nii doo mën a def statistique agricole parce que ñu ngi ci noor bi ci nawet bi lay ëpp doole wàllu loolu noonu la bindoo maanaam ministère agriculture dafa mel ni comme santé da nga am koo xam ni kii ni bët lay toppatoo que la nopp que la yar bi wér loolu la donc daal seen bi yëpp mooy ñooñu nag dañoo fas yéene fas seen loxo ni ki àjjuma pour ne kontaanuñ suñ ko saafarut ñi dàbbali ko yeneen ñetti fan yoo xam ni kenn du liggéey boobaa nag danañ wax gars yi ne leen képp koo xam ne kii projet nga même buñ la menacé ne la waa envoyé rapport boobu du doon rapport bu baax parce que sukkandiku wut ci xam-xam sukkandiku ci jëfin buñ jëf ca liggéey ba parce que ñun semaine bu nekk direction régionale bu nekk da ngay yónnee projet sa ministre yónnee ko gouverneur yónnee ko renseignement général ñoom ñu ngi leen di yëgal ne boobaa buñ banquee suñ loxo ñetti fan yooyu ak projet bu ak ko mënta bind rapport ko mënta bind rapport boobu baaxul buñ ko bëggee nag lu maanaam bàyyi nag suñ liggéey carrément kooku moo ne maanaam agriculture dee na nga tëjal émission bi waaw li may tëjee émission bi gis naa ñaari facteurs yoo xam ni intéressé na importe gaawantul tuuti waaw li may gaawatu mooy seen ministre teg na kii la mathématicien la te kuy déglu nit la waaw
man toogu fii def fi lu mat at amugul at bi mu toog ak léegi mais gis naa ci moom loo xam ne si bu ngeen waxtaanee ak moom mu waxtaan ak Macky Sall li ngeen bëgg da ngeen ko am. voilà mbokki auditeurs yi seen émission jeex na ñu leen di gërëm bu baax a baax ci li nga xam ni moo doon seen teewlu émission bi également Samba Gaye bi nga xam ne moo président wu Sine Trust secrétaire général moom tam ñoo ngi koy gërëm ci li mu wuy ci expliqué bu baax a baax li nga xam ni moom lañ dégmal ak jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy dund Mamadou Anglais Diagne nekk koo xam ne moom tam yàgg na trop ci wàllu mbay def naa banu ay jamono yu bare moom tam ak ay leeral yu mu indil ci émission bi ñoom ñëpp ñu leen di gërëm également technicien bi itam nu koy gërëm Makhtar Salma la doon présenté seen émission waar yi ñu leen jox ndox daje